nañ ko doyen dañuy dugg ci actualité ndax jamono yee jàll amoon na ñetti plainte yoo xam ne annoncé woon ngeen ko ci série yi nga xam ne ñoo ngi koy dawal fii ci télévision sénégalaise yi mu ci mel ni infidèle mu doon am ay scènes yoo xam ni c'est obscène scènes yoo xam ni ñenn ci ñu koy seetaan jàpp na ni rek day yàq valeur yi nga xam ni moom la ñu am ci réewum Sénégal loolu ngeen doon def am ngeen ci ndam lu njëkk tey jii ndax mën nga ñoo dikkal ci boobule victoire boo xam ne ngeen ko am tey ci li ngeen doon ñaxtu. waaye balaa loolu ñun duñu tay ci di leeral ci suñu njalbeenu kàddu ci lu aju ci jàmmarlo bi ñuy jàmmarloog série yu bon yi ka xel demul ci Jamra ñuy érigé wu loolu tubaab di wax gendarme de la morale wala directeur de la conscience de qui que ce soit d'ailleurs sax yàpp sénégalais yi weesuwul ak ko xam sénégalais ni mu moyee ci valeur de démocratie et de liberté d'expression yàpp sénégalais weesuwul nga bëgg a dëkkal Jamra foofu di ko jox rolu muy tànnal nit ñi lu ñu war a xool ak lu ñu warul xool loolu yàpp sénégalais yi la suñu taxawaay du dara dul taxawaayu taalibe lu dul taxawaayu ku bokk dans la grande famille consumériste masalan dafa mel ni taxawaay bi suñu mbokk waa ASCOSEN am rek ci produit de consommation yi jëm ci suñu biir yi moo tax toujours ma di leen sargal ba seen jàlloore bu mujj bi mu di ceeb bu bon boobu te état bi génne ko ci marché bi ñu di ko wax Buffalo jot na fee def dégâts yu bari ndax dafa weex comme ceeb sew comme ceeb ndekete dañ ko rax ak cristaux de gel te cristaux de gel c'est cancérigène kon lii ñuy def tey ñun ci série yi loolu la waa ASCOSEN defoon ba état bi jël des centaines de tonnes nangu ko ba pare fëgg alamaan de 40 millions ki fi dugal poson boobulee léegi nag ñun jàpp nañu ne du ceeb bu bon beeg tamaate bu varié beeg boîte de conserve yu périmé yi rek mooy ay produits de consommation ñun jàpp nañ ne les dérives audiovisuelles yi dugg ci yóoru xale yi dugg ci seen xol di fa dugal mbirum góor jigéen parce que am na ay série yu mel ni réewu leen porté woon nañ leen plainte ndax acteurs yi koy joué di émaillé di tisngalu di diwi rosa poudre fond de teint di dammi loxo di defee fu góor jigéen xale yi di ko seetaan di kex ka ree yooyu c'est des dérives audiovisuelles alors lii xew tamit te mandarga bi ci gën a fës mu di waa Evenprod yi defar infidèle dañuy def loolu tubaab di wax l'apologie de la fornication la promotion de l'adultère bëgg di foye ay am jabar am jëkkër am juróomi far aayul ba pare lépp jàllale ko ci pornographie verbale alors yooyu yëpp ay dérive la yoo xam ne day dugg ci yóoru xale yi muy dugg ci seeni xol di tabax ci ñoom ay jikko yu iblis yu bon yu bees ba pare ñu ne kenn du wax loolu moom mënul ne deuxième argument bi ma bëgg a dégager tout de suite d'un revers de main mooy am na ñu naan waa Pa Jamra bii nu mu def ba gis ko lan moo ko teree zappé comme que mu ngi ak télécommande am may leeral tout de suite te bëgg lu neex kenn taxul ma di ko wax Jamra bureau exécutif bi lu ko talee ca kaw Imam Massamba Diop ba ci 30e membre bureau exécutif bi amu ci kenn je dis bien kenn ku seetaan série ça ne nous intéresse pas c'est pas que dañu xeeb producteur de série mais am nañ droit mu bañ ñoo intéressé léegi la question se pose de savoir léegi kon yéen na ngeen di def ba xam ne y a des dérives c'est très simple ni CNRA le conseil national de régulation de l'audiovisuel te Babacar Diagne jiite ko fexe ba am commission de visionnage yaa xay Jamra tamit am na commission de visionnage lu war a tollu 20 personnes ñaar fukki bénévole am na ay jàngalekat am na ay étudiants kii ma àndal nii ci la bokk Biram Traoré ñoom ñun ci Amadou Bamba Faye donc ñoom du ñu toog di liggéey en groupe ku ne da ngay toog sa ruq ñoom ñooy suñu bët di suñu nopp dérive yi ñu gis ci médias yi te ñun du ñu seetaan série ñoom ñu daal di fexe ba jukki ci ay extrait jox ñu ko ci clé USB wala par WhatsApp ñun itam bu ñuy def suñu plainte pour jébbal ko le gendarme de l'audiovisuel ñu daal di ci toftal loolu oustaz yi di wax dalil maanaam ay preuve daal di ko jébbal mais preuve yooyu bi ngeen ko amee ndax jot ngeen ci waxtaan ak producteur bi nga xam ni moo lancé série boobu di infidèle wala yenn série yi nga xam ni daal gis ngeen ci des scènes yoo xam ni daal jàpp ngeen ni daal producteur boobu jarul ñu di ko woon ay preuve ndax moom moo ko créé xam na mais ndax jot ngeen ci waxtaan ak moom ngir ñu soppi doxalin waaw loolu ñun duñu topp ci ginnaaw kenn di wut audience
naataangoom bu Marodi TV di Massamba Ndour xaarul ñu woo ko moom moo woote mooy coow la mu amoon nag ñun ci maîtresse d'un homme marié wootewul yem ca dafa taal otoom ànd ak Calista Sy ñëw ba kër ga ma di leen ci gërëm ndax dara obligé wul leen pour ngeen def ko ñu daal di am jataay bu yow sottante xalaat ci lu bari bari ba dama ne sax yéen les producteurs de série kenn warul leen encourager sax yem ci dañ leen war a soutenir état daf leen war a financer di leen jàppale effectivement ndax yéen ñi yore ces outils très puissants mën ngeen jouer rôle bu mag dans l'éducation des masses waaye itam c'est un couteau à double tranchant boo leen defee safaan waaye itam mën ngeen yàq jikko yu bari alors kooku dafa ñu wax ñu waxtaan Buuba Nduur bu TFM mës na ma dégg ci benn rajo may am yu may ñaxtu ci yay daw foofa dafa jël téléphone am woo ma ñu ngi waxtaan pare gu ñu waaye Evenprod mooy kat du ma ko woo de du ma topp ci moom du ma ko comme li nga wax léegi naan est-ce que ba ngeen amee preuve yi ci yu bon yi toog ngeen ak moom du ma ko def alors parce que ñoom ñu ngi def seen liggéey te yal na barkeel di def seen art ci wàllu acteurs et actrices cinéma et de produits audiovisuels ñun itam ñu ngi def suñu wàll en tant que ndongol daara te fas te ittewoo joxante loxo suñu ay mbokku taalibe pour képp ku bëgg a xajamal penc mi yàq ndono lu rafet li fi mag ñi baax yi bàyyi mbaa nga bëgg ci xëpp suuf ak koo mën a doon lobby homosexuel lobby franc-maçon wala lobby yi làqatu ci yenn ginnaaw producteur de série di jàllale ay série yuy wax waxi góor jigéen waxi yoo xam ne day yàq jikko yi ak koo mën a doon ñu jóg jàmmarloo ak yow mu jaral ñu ne te loolu contrairement ak ñi yenn ñaaw làmmiñ ñi di wax amul acharnement contre qui que ce soit ñooñu dañu réere mbir ni Jamra biñ ko sosee ci mois de février 1983 ça fait 38 ans ak léegi ginnaaw xeex bi ñuy xeex drogue beeg ak yeneen xeetu yàq jikko yi ñoo fi jëkk a songa dérive audiovisuelle yi jamono booba Canal Horizon la au mois d'août de l'an 2000 xam nga canal moom boo ne canal rek ñu bari dañ na yooyu loolu yoonu kenn newu ci parce que chaîne privée la en plus elle est payante ba pare dañ ko crypté kon ku dem ba xool yaa def ay pexe ba gis ko waaye ñoom dañu am lu ñu réere mbir mooy canal am na benn plage horaire diggante 18h ba 20h dañ ko tuddee les heures de diffusion en clair dañ koy maye abonné ou pas foofu la canal di jaarale caay-caayam moo tax série boobu ma leen di wax confession érotique fa la ko canal doon jaarale Abdoulatif Gueye yàlla na ko yàlla yërëm daal di def lii nga wax alerté tubaab yi tam xam lu ñu fexe pour bëgg gisee ak moom mu wane fa réewandeeg arrogance bu jéggi dayoo le 19 août 2000 Jamra lancé appel nee na Sénégalais wàcc ci mbedd mi ñu défendre suñuy valeur mbedd mi kenn xaju foon keroog ba marché ba jeexee ñu daal di am audience ak ministère bi géré woon le secteur le ministre de la culture te mu ngi may dégg c'est Mamadou Diop Decroix ñu jox ko mémorandum bi ne ko d'accord ñu ci confession érotique bi canal di dawal heure yoo xam ne daf koy maye xale yi di ko seetaan seen jikko yi di yàqu parce que pornographie la ba ñu fa jógee ñu dem toog ak ki yoroon CNRA parce que jamono yooyu CNRA ngi tuddoon HCA le Haut Conseil de l'audiovisuel professeur Babacar Kébé yore ko jox ko tamit suñu mémorandum ba ñu defee la ñu war ñaari kilifa yooyu daje gëstu mbir mi xool preuve yi daal di ñu jox dëgg daal di ne tubaab bi arrêté le série bi tubaab bi arrêté ba ñu toogee quelque temps après bu yàggul sa naataango yi nekk Sen TV doon nañ fi jàllale production boo xam ni jur na coow ci dëkk bi mu di kawteef ay daggi saaga ndey rek jamono booba Babacar Touré moo jiite woon CNRA yal na ko yàlla yërëm ñu déposé plainte ak i preuve mu jox ñu dëgg daal di leen soññ ne arrêté leen ñu arrêté alors Evenprod nag particularité am daf ci boole tooñ ak maa tey parce que daaw porté woon nañ ko plainte ci loo xam ne askan wi yëpp a ko naqarlu ndax mu ngi doon lëmbee réew mi ci réseaux sociaux yi benn épisode boo xam ne benn as ndaw nee na yooyu yaay day gàntal faram bi ko doon bëgg a sàkku ndax nee na dafa nekk ci règle waaye amul dara nu mu koy
firndaale lu dul am jëfu ñàkk jom gu day ni dugal loxoom ci silib bi génn benn coton bu taq rip ak deret loolu cinéma Sénégal mosul egg ci niveau toroxal jigéen bu toll noonu et Evenprod na amuñu droit pour wutum xaalis di wane ci bitim réew xar kanamu jigéen goo xam ne dafa safaanoo ak ni jigéenu Sénégal may nga xam ne jigéen Sénégal dañuy yiw am teggin am kersa ñàkk jom moom minorité la waaye amul droit di joxe image Sénégal qui est fausse loolu la def ñu daal di ko porter plainte mais dérive yooyu nga xam ne bañ ko porter plainte CNRA jox ñu dëgg convoqué ko daal di ko soññ moom mu jël engagement ne bon léegi série yi ñëw épisode yi ñëw dinaa fexe man Evenprod daal di ko segg ba yi li waral ñu plainte ma yooyu yëpp dañ ñu daal di ñaanalante ku nekk dem dellu ci say ité ndekete dafa def loolu pour nelawloo nit ñi mooy li tubaab di wax reculer pour mieux sauter li ko firndaal mooy semaine bi passé li lëmbee réew mi mooy ndaw soo suñu naan Léna Gueye def loo xam ni teggin mayewul sax ma di ko répété fii alors moo tax bi yoon nag Jamra wéetatul ci xeex bi mais alors bi ñu gisee dérive yooyu ngeen dénoncé ko ba annoncé plainte mu jëm ci ñoom tey ñoom est-ce que digg nañ jéem waxtaan ak yéen comme ñi ko ñeneen ñi defee waa Marodi TV ak ñeneen ak TFM dara ba tey ñëw ñu jéem waxtaan ak yéen ngir ñu arranger les choses parce que dafa am benn waay bu ma ñëw sa naataangoo la sax dama bañ tudd média en ligne bi muy liggéey ne ma waaw man xaritam laa bëggoon daal ngeen seet noo leen mën a def waxtaan nangam ak nangam nga seet daal nooy mën def ñu ànd fa nangam ma ne fii ma toog du ma fi bouger seetiwuma kenn te yow mii di wax yónniwuma la du am na sama numéro naka la Maro di def te kilifa la te obligé wul woon def ko waaye dafa gis ne dafa rafet rek ndax ñun ñoo bokk penc mi yéen moomu leen penc mi ñun itam moomuñu ko dañ ko bokk te tubaab dafa ne votre liberté s'arrête là où commence celle des autres waaye yow nga jël la nga moom ba noppi la nga bokk ak nii ñëw di ko xëcc ak ñoom alors loolu la Maro di xam daa di ñëw lal ak ñun waxtaan moom juboo mën na am juboo mën na ñàkk bañ am waaye waxtaan ci boppam rek yiw la alors wax naa la itam kaaw Buuba Nduur jokkoo nañu téléphone bu dul benn yoon du ñaari yoon moom mooy kan ne tooñ ba noppi moo tooñ parce que nettali naa la sànq ni mu toroxalee jigéen ñi exemple boobu ma la jox ak tamit li ma la fàtte nettali mooy moom moo fi dugaloon drapeau góor jigéen ci benn épisode u infidèle ba pare jox ko ndaw soo xam ne tur bi dafa sell ñu di ko wax Maam Jaara xam nga fii moom Sénégal ni mu tëddee ci wàllu diine boo ne soxna Fawa Dawele xel yi ne yar ci waajur bu tëdd bu Seydi Hadji Malick Sy boo déggee Maam Jaara sa xel ne yar ci waajuru si Ahmadou Bamba bu fekkee da ngay joué loo kii rôle boo xam ne rafetul jox ko beneen tur waaye mu jox ko loolu tooñ la alors épisode boobu nga xam ne xale bu tuuti mu am ku ko téye ci loxo xaw ma nu mu demee parce que man dañ ma ci yónnee benn extrait ndax wax naa la ko du ma seetaan série ñëw di àkki beneen ku jigéen xaw ma lu mu def xale bi xaw ma doomam la xaw ma ne ko yow boo ko defetee li nga wax danaa nangam taan sa ndey dagg ko saaga ndey ma ne ko yow kooku ak la mu def xale ba lu muy garaaw bu doon daf ko dóor mbéj sax moo la tane ndax yow yaa ngi jàngal xale bi wax ju ñaaw kon yooyu yëpp Evenprod la kon doo dëkk di tooñ ba pare ne xum toog di xaar ku la ñëw di la wax du ma fa ñëw du ma ko woo kon nag plainte yi ñett la ndax bi yoon du jam la rek dañuy uti 48 alliés ñeent fukk ak juróom-ñett su ma fi nekkoon di leen lim du jeex waaye mën naa si jukki rek le comité de défense des valeurs morales bu sëñ Bassirou Mbacké Cheikh Astou Fall mooy jarbaatu sëñ Mountakha moom signé na plainte bi comme que Touba dafa sori dafa yónni benn jawriñam bu ñëw oustaz Adom bu ànd sàmm jikko moo signé si turam l'ONG Daaral Quran wal Ihsan bu imam ratib boobu nekk Tëngéej El Hadji Aliou Dia signé na sa naataango bi nekk 7TV te yore desk religieux bi ñu di ko wax Mamour Fall mooy le président de la convention des jeunes Tidianes signé na ainsi de suite 48 plaignants ñoo jóg parce que Evenprod moomuñu nit ñi alors plainte bi nag ñetti destinataire la benn bi di CNRA conseil national de régulation de l'audiovisuel CNRA nag jox nañu dëgg ñëpp ko gis ñaari yoon lañ jox dëgg nee na bande annonce bu ñàkkee teggin boobu nañ ko retiré muy benn
xam nga boo déggee bande annonce am na lu muy annoncé. am na lu muy annoncé waay. loolu muy annoncé. xamuñu saison 3 ngeen ko tuddee ak loo leen ko mënti tuddee. CNRA nee na aaye nañu ku ko dawal dans toutes les chaînes de télévision du Sénégal te télé bu ko ci dawal am na ay daan yu mu wax yoo xam ne moom la ñuy teg sa kaw. deuxième